na lu leen naqari vraiment il faut ngeen bàyyi ci loolu xel il faut ngeen bàyyi ci loolu xel di jël ay mitrailleuses di jël ay armes yoo xam ne vraiment je pense que ay armes lourdes di génn di dal ci kaw ay doomu aadama je pense que loolu da leen ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax parce que parfois ça peut créer des situations parce que imaginez tey yéen policiers yooyu ngeen indi arme yooyu ngeen dem xeex ak doomu sénégalais yi ba arme yooyu rëcc leen dal ci ay loxo samba boy ñu commencé di reyante ak yéen mais loolu c'est dangereux il faut daal ngeen moytu bu baax a baax a baax a baax a baax ñu bàyyi xel rek ci li nga xam ne vraiment moom mooy suñu réew vraiment ñu ànd doon benn te ñuy xeexal réew mi te teg ko ci njëkk ak teranga gars yi nag ñu ngi ne bip tampi bip bu dee da ngeen soxla seen salaire yi yokku ànd leen ak population bi ngeen ñaxtu police moo gën de yéen policiers yi parce que keroog dégg naa ndeysaan samba boy yi dañu agressé benn policier dóor ko ba mu xam ñu ngi koy jéggalu waa këram dégg naa dañ ko agressé ndeysaan dëkk boo xam ne dañuy agressé sax policier bi dégg naa moom la agresseurs yi jàpp dóor ko dóor yu metti defe naa Malika la woon Malika ñu jàpp policier laa la wax un policier on l'a agressé on l'a bien bastonné ndeysaan dégg naa ba mu gaañu deewul de wala est-ce que policier bi dee na wala deewul voilà donc defe naa deewul policier bi defe naa mi ngi ci jàmm defe naa gaañ nañ ko nag gaañ yu metti waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla fëgg boppam voilà policier boobu ñu daajoon brique bi aussi ci kawam xaw ma ndax dellu si na ci xelam wala voilà kooku tamit yàlla na ko yàlla may wér incha allah yàlla na yàlla may policier yëpp ngeen wér waaye bu leen yàlla mayee ngeen wér au lieu ngeen nekk ci tali bi di laaj ay 500 ak i 300 ak 400 ànd leen ak population bi ngeen xeex parce que njiit yi ñuy waaj a am njiit yu bees yi bu ñu ñëwee man maay kii njëkk xeex man maay kii njëkk xeex pour ñu yokk seen salaire waxuma la doubler waxuma la tripler mais quadrupler sax incha allahu rabbi dinaa xeex man Ousmane Tounkara je vais me battre pour les forces de l'ordre pour ñu yokk seen salaire ba mu kawe ba nga xam ne vraiment di ngeen mën a def seen liggéey ci njëkk ak teranga ñu jox leen aussi ay bénéfices maanaam ay bénéfices de santé ngeen mën a faju seen njaboot yi mën a faju incha allahu rabbi man de fas naa yéene parce que police mooy li war a yor kaaraange doomu aadama yi incha allah police mooy ki war a yor kaaraange doomu aadama yi billahi wallahi am naa yéene pour ma xeexal police ak suñu force de l'ordre yi ñu yokk seen pay waaye loolu nag soo leen ko bëggee yéen it da ngeen ñuy jàppale ci li ñu bëgg mooy vraiment ngeen bàyyi xel ne ñun ñëpp Sénégal lañ fi nekkal bu leen déglu malfaiteurs yi dañuy dem musu leen gis nguur gu fi toog définitivement nguuru Senghor toog na fi des années 60 en 81 mu jóge fi Abdou Diouf toog fi 81 ba 2000 mu jóge fi léegi nag loolu amatul sax Sénégal ndax léegi Sénégal li fa xew mandat ñaari mandat incha allahu ci la doomu aadama bi di yem mu neex ko ak mu naqari ko ci ñaari mandat lay yem kii di dof lu nii di xataraayu di bërëngu yëpp ci ñaari mandat lay yem ak mu neex ko ak mu naqari ko ci ñaari mandat képp nag lay yem dof lu bii ak xaru bii ak dóor bii ak fetal yi ak yëpp jaru ko de il faut ngeen bàyyi jaay doole bi ngeen bàyyi xeex ak citoyen parce que bépp policier bu fi dóor nit ñu ngi lay ràññee yéen ñëpp vous serez radiés policiers yi di gaañ nit ñi nii yëpp dinañ leen éliminer bu fekkee bip mii fi nekk sax man maa leen wax lii de te gëm leen ko bu ma leen ko waxee bu dee jaay doole moo tax ngeen nekk fi bu fi président bu bees ñëwee dinañu xeex pour ñu dissoudre leen dàq leen yéen ñëpp raje leen entraîné waat ay xale yu bees yoo xam ne duñu daw ci kaw population bu fekkee da ngeen corrompre bu ma leen waxee nag gëm leen ma bu ma leen ko waxee wallahi al azim bu fekkee da ngeen fi nekk di jaay doole bépp policier bu fi jaay nit doole wallahi al azim
bu président bu ñëwee ti sera radié wallahi yéen ñëpp dinañ leen dàq parce que bépp policier bu ñu fi relever sa tur xamal ne yow ay jour nga fii xaar pour ñu dàq la bàyyi leen ko arrêté leen comme ni ma leen ko waxee fi mu ne nii 0-0 la may nañ leen kiif nag waaye ginnaaw tey bépp policier boo leen gis muy violenté wala muy rey nit wala muy dóor nit relever leen photoom ak turam ngeen jox ñu ko keroog bu ñu falee suñu président yu bees ñoom la ñuy njëkk raje ñu jële leen ci force bi parce que force bi bëgguñu mu nekk ay nit yu corrompu dañu bëgg a force de l'ordre yu set yu am dignité yu fi nekkal seen réew ñaan naa leen ko nag dégg ngeen bépp policier bu corrompu boo leen xam jël leen ay information ngeen jox ñu ko ñu defal leen liste ñu teg ko de côté billahi wallahi lazim ñaari at moo des ci seen liggéey après imaginel ñu yokk payu policiers yi policier bu doon fayeeku 100 000 di fayeeku presque 400 000 par mois enseignants yi ñu yokk seen pay maanaam tous les travailleurs publics dinañu yokk seen pay bu baax yow après nga ñàkk sa liggéey di toog sa kër nekk samba boy nga xam ne ndeysaan ndeke juba di amul benn njariñ ndax benn 50 000 buñ la jox wala benn 100 000 bu Marème Faye Sall indi woon ci sa ngénte te du la njariñ dara donc vraiment bàyyi leen loolu xel bu baax loolu ci suñuy yéene la bokk te teg nañu ay programme sur place nag ma wax leen ko te bu ma leen waxee rek gëm leen ko on a des programmes sur place pour faire face à les policiers def leen ndànk dégg nga voilà léegi maa ngi ñëw incha allahu ci imam après la pluie de lacrymogène d'hier le beau temps ce matin avec le soleil clément l'éventuel a été fait après une journée mouvementée et tendue voilà léegi ma ñëw ci imam gars yi jéggal leen ma tuuti maa ngi xool imam fii waa imam mi ngi fi de voilà imam mi ngi fii ma ñëw ci imam waaw imam dafa nekkoon démb ci terrain bi incha allah imam dafa nekkoon démb ci terrain bi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya imam waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh imam démb reetaanoo nii de xanaa démb da nga imam démb reetaane woo nii de xanaa tey dañ la tey da nga nekk ci jàmm de tey ngi mel ni yaa ngi noppalu moom waaye démb imam waaye démb métti na maa ngi nuyu ñëpp démb métti na Tunkara mais il faut nga fay live bi wala da nga bëgg a dugg ci caméra bi waaw moo ma gënaloon nag waa ana nga léegi xaaral ana nga léegi ban tur moo nekk sa Facebook Khalifa Babacar Ndiaye Khalifa Babacar Ndiaye bindal benn commentaire rek incha allah ma gis la fu ma kaa bindee man yooyu est-ce que miin naa ko parce que gisuma la il faut pour ma wala nga génn duggaat génnal rek nga duggaat ma gis la coupeel nga génn duggaat moom bale laa ko waxoon mu génn duggaat ma gis ko Khalifa Ababacar Ndiaye bu ma gisee imam rek ma dugal ko ci caméra bi et voilà imam bu ma gisee imam rek gars yi boo leen gisee imam rek def leen ma signe imam bu ma ko gisee rek incha allah ma dugal ko ci caméra bi imam voilà imam ci caméra bi ci Facebook bi laa wax de bu dee yaa ngi may dégg coupeel Facebook bi rek nga dugg boo ko fayee nga dugg imam démb mi ngi woon ci terrain bi vraiment def fa liggéey bu jeggi dayoo macha allah ku gis imam rek imam el major waaw ana imam gisuma la Mbodj Facebook Khalifa Aba mi ngi nii de nee nañu waaw imam non imam il faut yow comme gis naa ni am na ku bind Mody Ndiaye mais non imam ci boppam rek bu ma ko gisee dama koy mën a dugal Mody lien bi nga ma yónnee non imam laa bëgga pour moom ci boppam mu ñëw rek imam anamu waaw
imam gisuma la de Facebook bi laa bëgg nga couper duggaat Facebook bi pas WhatsApp bi WhatsApp bi bul ko couper. maa ngi ak appel vidéo laa la def de. waaw mais ma ne comme Facebook bi laa bëgg nga dugg ci boppam ci Facebook bi. c'est que dama la gisul ci Facebook bi loolu laa doon seet. ah mais yaa ngi Facebook yaa ngi may déglu dégg naa la nga may déglu. maa ngi nii di la gis maa ngi lay gis. waaw mais ci Facebook bi laa bëgg nga dugg pas ci appel vidéo bi comme ci fële fii laa bëgg nga nekk. waaw. parce que fii Facebook bi moo may gënal pour nit ñi gis la foofu ci écran bi léegi yow da ngay bind da ngay génn rek duggaat ana imam Khalifa Ababacar Ndiaye ton c'est épinglé non non c'est pas épinglé imam en ligne j'ai vu imam en ligne mais c'est pas épinglé non Fatou Sagna non. Ça, on me disait, c'est un message qui me disait que Imam est en ligne. Ousmane, voilà, Imam la bëgg gis rek bu ma ko gisee fii ci biir Sénégal ana Imam waay waaw voilà Khalifa Ababacar Ndiaye bii laa bëgg su ma ko gisee allo imam waaw Ousmane. pourtant yaa ngi may déglu de maa ngi dégg yaa ngi ci live bi n'est-ce pas. xam nga sama appareil soxna la sa appareil soxna si bokkut ak appareil bi ma lay woowee. ah voilà mais appareil soxna si nag foofu laa bëgg nga fay moom mu abal la appareil am bi nga fay ko nga mu génn nga duggaat boo duggaatee rek dinaa la gis bu ma la gisee rek dinaa la mën a dugal ci caméra. waaw léegi yow coupé ma enregistré la sa numéro bi. non du numéro bi déedéet du WhatsApp. wala nga coupé ma dugg Facebook. coupé ma dugg Facebook. waaw mais non bul coupé fii voilà Facebook laa bëgg nga dugg ma gis sa tur bu ma gisee sa tur comme ça ma jël la dégg nga. ah d'accord. voilà merci duggal Facebook. voilà gars yi ñu ngi jéggalu imam la ñuy xaar mu ñëw incha allah bu ñëwee rek ñu jël ko comme ça mu jox ñu li nga xam ne vraiment moom moo doon bilan bi démb. wax ñu aussi imam am na ay breaking news maanaam am na ay actualité yoo xam ne moom moo ñu ko mën a jox yoo xam ne moom moo ko xam bismillah voilà imam bu ñëwee rek imam bu ñëwee incha allah buñ ko gisee rek bu soobee yàlla dinañ ko dugal comme ça mu amal ak ñun ay waxtaan yu am solo parce que c'est quelqu'un qui est très pertinent et quelqu'un qui est aussi un grand patriote te wallahi dara melul ni patriote njiitu patriote gis nga njiitu patriote boo ko amee day yomba voilà imam voilà mi ngi nii Khalifa Ababacar oh maa ngi gis imam de imam maa ngi lay gis mais mënul dugg c'est pas possible imam laajal demande xam nga nañuy def xaaral ma xool ko fii xaaral ma xool la fii imam Khalifa Ababacar Ndiaye imam xaaral ma wër la fii gars yi may leen ma rek ma jël imam maa ngi lay gis ci biir live bi maa ngi lay gis ni épinglé naa la voilà mais nanguwul ñëw mayuma pour ma dugal la waaye gars yi na am ku jàppale imam foofu waaye da ngay def demande da ngay dem ci Facebook bi boo xoolee ci suuf noonu nii ndeysaan non mënut a dem c'est pas possible affaire bi jéem naa ba sonn voilà jéem na yaay Fall yaay Fall ziar naa la
yaay wal nee na aaw maa ngi xool fu ma mën a dugalee imam mais gisuma ko maa ngi xool clear gas Fatou Dia imam gisuma ko Aliba Babacar Ndiaye ndeysaan c'est bon amul problème bàyyi ma woo ko woo naa ba jéem nañu on naa essayé jéem nañu demul alors imam maa ngi jéggalu dama jéem na nanguwul ñëw parce que defuloo kii defuloo demande maa ngi jéggal mais dinañ ko defaat beneen yoon beneen yoon dinaa la gën a mën a dugal waaye bismillah ñu ngi lay déglu waaw maa ngi la doon jéem a woo sa appel vidéo waaw appel vidéo xaaral dinaa la gis maa ngi lay gis voilà yaa may dégg voilà ñëwal mu ngi noonu voilà bismillah imam léegi gars yi ñu ngi lay gis ñu ngi lay dégg bismillah léegi neel ki nekk sa wet ak Facebook bi il faut mu fay ko pour du aw bu dool day aw ñu ngi nuyu àdduna bi yëpp voilà ñu ngi nuyu àdduna bi yëpp di leen ziara ci guddi àjjuma bi di ñaanal yàlla ñëpp ñeneen ñi nga xamante ni tamit bokkuñu diine tamit ñu ngi leen di ñaanal ñoo xam ni ñu bëgg yàlla leen ko yàlla may di am mbégte trop à travers 1 million mars nga xamante ni suñu wëllëre suñu xarit suñu frère muy Ousmane Tounkara mu ngi ciy def liggéey bu remarquable ñu ngi ciy bàyyi xel itam fi ñu toog rawatina sa frère Barthélémy Dias yóbbante mu ngërëm ndax léegi bi ngay demandé naan maa ngi ñaan Bart na wuyu si mu ngi koy dégg na wuy ji le 1er xawma le 31 mu ngi koy dégg ndax dafay bàyyi xel même sax duma ni dana lay seetaan tout le temps waaye yi ngay wax yëpp dañ ko koy transmettre rawatina bi nga xamante ni defoon na lettre bi ak li nga ko doon remercier yow yëpp ñu ngi lay yëgal ni daal sa détermination vraiment dugg na suñu xol te xam nañ ci kanam incha allah dana gën a leer yal na yàlla jàppale la maa ngi nuyu ñiy seetaan ñëpp ak ñiy déglu ñëpp di xaar nga dugal sa question yi bu mënti doon incha allah ci li aju démb ñu mën la ci tontu ngir nit ñi mën ci jële ay leçon yu am solo jërëjëf imam kooku nekk sa wet il faut mu fay live bi parce que mi ngi aw fay ko mi ngi aw mi ngi aw waaw dem na déplacé wu na mu ngi ci biir waaw voilà bu nekk il faut bu la soree rek amul problème mais bu la jegee day aw voilà gis nga léegi leer na léegi dégg voilà léegi imam ñu ngi rafetlu ndeysaan sa taxawaay te démb dafa am lu daw yaram man toujours nag dinañ la ràññee ci sa liggéey bu rafet ak sa taxawaay ci réew di gis aussi li nga xam ne moom ngay defal Sénégal toujours waaye démb en tant que nit koo xam ne da ngay imam nga jiite mbooloo sénégalaise nga jiite mbooloo lan nga ñu mën a wax ci loolu ak li alquran wax ci loolu imam bëgg na ñoo xam loolu lan moo ko waral waa xam nga alquran moom du séparé mukk ci àdduna moom ngeen doon dégg suñu ndéem si yàlla na ko yàlla yërëm muy Seydi Lamine Niass daan def émission dafa dégg jamono diine ak jamono ndax ak toujours diine day lënkale ak jamono moo tax yonent bi ñaar yëpp la géré woon dafa géré woon wàllu diine géré woon wàllu état ñii nekk nag di wax bëgg leen a def séparation ñooñu ñaara am ñu xam bañ a jëfe wala ñu xam ba pare di def maa tey mais kenn mënta appliquer sa diine te doo xool sa doxalinu réew ak sa doxalinu ak sa tëralinu jamono alquran sax Tunkara boo koy firi dañ ne la na nga ko firee bi nisbati lil xawadis na nga ko firee ak jamono ni muy doxee nga firee ko noonu xam nga tey jii bu njëkk ay mbaam ak i fas am bu njëkk dañ daan rendi bay summi ko buñ ko summee def ci ndox buñ ci defar der bi ba mu kii ñu def ci ndox la naar yi daan def yaa ma ko gën a xam ñu wékk ko ci garab gi bu fanaanee boo koy naan dafay mel ni loo jëlee ci frigo. dëgg la sumal lay ñun am waaye congélateur merci léegi congélateur changé na ko congélateur lim ko changé yëpp yàlla tudd na ko ci biir alquran
gëléem yi ak fas yi ak nag yi li ñu ko daan waree di dem jóge Medinatul Munawwara dem Makkatal Mukarram mu nekk 480 kilomètres. loolu léegi oto koy remplacer ak avion. dëgg la. ma waxal la génn Medinatul Munawwara dem Makkatal Mukarram. distance bi ngay def ci oto moom ngay def ci avion boo jógee Sénégal dem Makkatal Mukarram. dëgg la. kon nga xam ni lépp a dem jamono lépp a dem te boo naree téye nag di tënk sa bopp ci ne man nitu diine la nitu diine amul limite amul limite benn góor gu tedd dafa nekk fii ci àddu waxuma yonent bi sax jëlale naa yonent bi moo raw ñëpp waaye góor gi dañ ñëw ne ko waaw bi De Gaulle di ñëw di bombarder si Sénégal dañ ne ko waaw De Gaulle day ngi ñëw yow dañoo ñëwoon pour jël si la yaag sa bagage ak sa njaboot mu jàpp gémmiñ gi ne leen waa man ndax dinaa jiite nit ñi ci jumaa ja ak jàkka ja ba pare wëlbatiku di leen jiite ci ay xel di daw pour sauver sa bakkan jamais au plus grand jamais fii laay toog bu De Gaulle ñëwee ma dékku bali bu nit ñi génnee ma génn ànd ak ñoom bu ñu yàlla di jël nañu jël ñu ñëpp ba dogalu yàlla wàcc ci De Gaulle ak na mu demee yéen ñu ko gën a xam jàngi ngeen histoire kon nekk soo gisee Tunkara pour ñu gën a gàttal boo gisee julli àjjuma pour julli di mën a daje ñu wax li passé ci semaine bi ak ñu wax fi ñu jëm ci semaine bi li ñu na ma doxal lan la ci l'islam tëral waa doxalinu àdduna kay bu ci l'islam di def ay débat wala bu ciy def ay rassemblement par àjjuma di ca wax nan la ñuy doxale kon bàyyiwul politique te yonent bi nag nee na ñaara ngi nii ñoo xamante ni bu ñu jubalee ci seenu askan waxul àllaaxira de fii la wax bu ñu jubalee ci seenu askan lépp jub lépp defare bu ñu dëngalee nag lépp dëng ñu ne ko ñaar ñooñu ñan la mu ne al umaraa u mooy njiit yi wal fuqahaa ak boroom xam-xam yi ñu tudde leen ay imam ñu tudde leen ay savant ñu tudde leen ay curé wala lu mënti doon képp ku ci taxaw wàcc maanaam noppi ci lu ñuy teg askan wi te mu métti ci askan wi bu ëllëgee da nga ko layu sa borom ndax yonent bi moon yéen ñëpp ay sàmm ngeen te ku nekk lañ la dénk nga koy doxal ëllëg yàlla dana la ci laaj nan nga ko doon doxale ak nan nga ko doon gérer kon ñun jaaraama alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi leen di sant yéen ñi gis loolu wax ko waaye li ñuy def dañu jàpp ne bu ngeen summee mbaxana yéen war nañoo summi mbaxana ñun bu ngeen solee t-shirt war nañoo sol t-shirt bu ngeen solee jiin war nañoo sol jiin ndax fi ñuy jëm dem di xeexi biir nañu ni su ci suñu bakkan desee àjjana la ñuy dekkee ci macha allah parce que suñu réew la ñuy xeexal macha allah waaye loolu daal laay duggee bunt bi waaw mais imam est-ce que jarul tamit doomu aadama yi xam ne ku toog sa biir kër dee dina la fa fekk wala ku nekk ci tali ndax malikal mawtu moom buy ñëw ak foo mën a nekk ci àdduna bi même boo nekkee sa suufu lalu yaay dana la fa fekk est-ce que génn ci kaw tali dem xeexal sa réew tax na nga gaaw a dee waaw góor dafa mel ne yow da ngaa jàng alxuraan récité ko noonu voilà yàlla nee na bu ngeen walaw kuntum fii burujin musayyada la wax nee na bu ngeen nekkoon ci diggante yaatu ñaari xar-xaru pousse yooyu ñuy nas wëñ nee na dee dana leen fa fekk si macha allah kon ku génn dee waaw wala ku génn ñàkk sa bakkan waaw mais je préfère ñàkk sama bakkan ci xeexal sa réew nekk martyr ci xeexal sama réew ana 14 personnes yi génn àdduna mois de mars àjjana est-ce que dama leen a gën est-ce que dama leen a gën est-ce que dama leen a gën juddu lan lañ doon xeex cause dañ doon défendre cause ñenn ñi sax xamuñu lu xew te seen biir kër lañ leen fekk def leen liñ leen di def kon ku ci tëdd sa biir kër ne doo génn ëllëg lu toll ne sebre laa wax sebre mooy nga jël benn pepp suuf toj ko ñetti toj benn xaaj ba lu toll ne sebre bu ci bàkkaar da nga ko ci am te da nga ko layoo sa borom képp koo xamante ni yaa ngi toog sa biir kër Macky Sall di teg coono Sénégal di teg coono adduna bi sama ne adduna bi yéen ñi dëkk ci diaspora bi waroon a ñëw teral seen bopp teral seen waajur ci biir koom-koom réew mi ñu seetaan leen naan bu seen doom yi génn wala bu leen génn yowmal xiyam danañ ko layoog yàlla la chaque macha allah imam donc loolu tamit mu doon lu am solo lool mu neex ñu waaye imam dañ la gis aussi démb ci kaw tali bi déjà maa ngi koy wax sànq ma ne leen xare moom defe naa war na am njiit
naka nga gisee kaaraange bi nga xam ne moom la xale yi waree woon suñu njiit yu baax yi est-ce que exposé wuñu leen trop tamit parce que naka la ñu def ba alkaati yi ñëw ba mën a jël suñu njiit yi di leen yóbbu te yóbbuwuñu keneen nag. waaw loolu moom bu ñu waxantee dëgg rek. waaw manque d'organisation la. voilà. parce que dafa demoon ci biir ba nga xamante ni. kaaraange gi bëri woon na bëri goo xamante ni. kenn pëccëxoo dafa mujj am. waaw. ndax kenn xamul kan la ñuy déglu. te loolu nag wax dëgg yàlla xam nga gan ni may jàppe man sama analyse bopp la. mooy ni. président Ousmane Sonko li mu jàpp mooy ni dafa ñëw pour soutenir Barthélémy Diaz. waaw. léegi foofu dans les normes sécurité bi nga xamante ni moo ànd ak ñun. ñi nga xamante ni ñoo ànd ak Barthélémy Diaz. waaw ñaari yëpp moo tax may wax. ma jéggalu dama juum bi ma nee sax président Ousmane Sonko ndax njiiti yëpp laa war a wax mooy njiitu. moom laay ñëw voilà. moom laay ñëw. léegi nag sécurité Bart. ñoo waroon a gisee réunion ak sécurité président Ousmane Sonko. ñu ne nii la ñuy def. ak nii la ñuy bu ñu eggee ci lii ak lii nii la ñu war a def. su ko defee loolu dana mën a seral mbir mi mais Tounkara. xam nga loo waxtaane nañ ko sax balaa ñuy départ parce que ki ñuy tudde Ousmane. ak ki ñuy tudde Arona Junior. bu dee jeunesse bi Arona Junior lañ tegoon ci kanam bu dee moo jiitee convoi bi bu dee sécurité bi Ousmane lañ tegoon ci kanam sécurité président Ousmane Sonko dañu ñëwoon rek teg bët Ousmane fu mu ne nañ fa jàdd ñu jàdd fa fu mu ne nañ continuer ñu dem. mais li ci am solo mooy heurté bi ñu def ñun ci biir Baobab ak li ko wër. xañ na lee mooy yàq lu bëree bëri ndax Baobab su ma la ko waxee y' a 715 maisons. Baobab y' a 9 portes. Tounkara 9 portes yoo xamante ni porte bu la neex mën nga cee duggee. mais 9 portes yooyu bi 4 heures di jot 5 heures fekk na porte bu ci nekk teg nañ fi ñaari camion gendarme. ok. kuy dugg ñu laaj la fooy jëm enquête yi kenn xamul nu mu demee kenn mënu la wax kenn mënu ku yeewawul ci biir Baobab. taxi du dugg dara du dugg. loolu nag nekkoon na loo xamante ni lu bees la fii ña ngi ko gëj a gisee ci jamono yàlla na ko yàlla yërëm bi ñuy arrêté Pape Malick Sy. ca jamono ba muy dund ñu ko doon arrêté démb la fi xewaat ba ku jóg da ngay laajte fii guerre fi am wala leneen ak leneen mais terewul ñu ànd ak suñu dal. ànd ak détermination bi nga xamante ni moom la ñu am ku ñëw taxi bi bu ñu ko bëggee sonal wala dem na ba président Ousmane Sonko bi muy ñëw dañ ko kale ci buntu bi dafa mujjoon bëgg a wàcc après tout ñu xam ne bu wàccee ndiiraan gi dal ko parce que mu ngi génne ji collège Sacré-Cœur di dugg si ba pharmacie Daaya ñu kale buntu boobu mu avancé ba ci buntu bi war a sësët Printemps su ma nee Printemps am nañoo turu njëkk la Escort bi nekk ci Bourguiba bi foofu lañ ko mujj ubbil pour mu soog a dugg si pour ñëw Kër Bart 9 portes yooyu yëpp benn porte booy mën a jàlle pour nga jàll dafa mel ne daal kuy dugg biir tribunal danañ la laaj sa carte d'identité topp foo dugg ak fooy jëm ak yooyu yëpp daal moo ci nekkoon gàllankoor ba nga xamante ni xawoon na perturbé li ñu tëraloon. bu ñu jógee foofu nag ñu ñëw ci jamono ji nga xamante ni Barthélémy joxe woon na rendez-vous 8 heures pour ñu war a départ. dem wuy ji convocation bi. 8 heures fekk si na président Gakou ñëw ñu nekk ci salle bi di waxtaan bi ñu nekkee ci salle bi di waxtaan fekk ñun jël nañ ay éléments yónnee leen fële ca tribunal pour ñu xooleen ñu atmosphère bi nu mu demee ñu wax ñu lépp. bi 8 heures di jot fekk na président Khalifa Sall dugg si ci saalu nu ñu koy tuddee ci tribunal bi ñuy salle 6 la xaw ma saalu Barthélémy bi. waaw ñoom ñu toog mais daal li ma la mën a wax ñun ñu ngi toog di xaar président Ousmane Sonko ñëw ñu génn dem parce que Malick Gakou bi mu duggee lañ ñu annoncé ne Sonko mu ngi ci yoon wi d'ailleurs live bi ñu ngi ko doon seetaan mais yéex gi mu yéex a dugg si sax moo tax ñu yéex a génn ba information bi fekk ñu ci biir. moo tax nit ñi il faut ñu xam lu ñuy wax wala lu ñuy bind. information bi man maa ko jot ñëw fekk président Malick Gakou ak ni ñu ko tuddee ci Barthélémy toog ci salle bi. ma ne ko monsieur le maire yaakaar naa ni gars ñi nee nañ renvoyé nañ ko ba 31 décembre. bi ma waxee loolu Bart ne non dañuy dem
parce que man comme 1er décembre comme 31 décembre. non 1er décembre. 1er décembre baal leen ma ci wax kii ci juumte gi. waaw bi ma ko waxee mu ne non dañ ma convoqué te su may avocat ña nga fa te junj nañ ma léegi ne man la ñuy xaar dama war a ñëw. man dem naa sax ba ni ko tey nga toog rek comme que renvoyé nañ ko mais président Malick Gakou ne ma def nga sorol wax dëgg yàlla waaye comme que avocat yi wax nañoo moom kon ñu bàyyi xel ne Barth jógul jóg rek génn këram moom fi mu doon tegu mooy ci yoon. pour dem egg tribunal. bi ñu ko waxee loolu nag après ci le président Ousmane Sonko ñëw ñu ànd génn président Ousmane Sonko dugg ci kanamu oto Barthélémy Dias. Barth nekk ci gannaaw. xale yi mu waxoon ni da leen di yóbbu muy ñaari doomam yi ñu dugal leen ci oto président Malick Gakou. lii mooy li nekk Malick Gakou ak président ak Barth toog ci gannaaw président Ousmane Sonko toog ci kanam. mais loolu erreur la defe naa beneen yoon yow mën ngaa jubbanti yooyu. ñoom kenn ku nekk war naa mën a nekk ci otoom ak sécurité am parce que lii wóoratul. waaw effectivement mais liñ ci doon ragalaale xaj na lee. président Ousmane Sonko moo sàkku. ñëw ci oto bi nga xamante ni fa la Barthélémy nekk. dëgg la. ndax li ñu jàppoon rek mooy ñun. Barthélémy tout blanc la sol. gis ngeen ko. waaw même man mi toppoon ci ñoom tout blanc laa sol Barthélémy bu jógee pour dem di raagi. mooy couleuru jàmm sol rek da ngay xam. mooy couleuru jàmm la ñu indi. waaw couleuru jàmm. merci man sabadoor bu weex laa sol président Ousmane Sonko chemise bu weex la sol. kon ñun doxuñu woon pour xeex wala ñu dox pour yuux wala lenn. dañu bëggoon a dem gunge ki ñuy gunge ci la paix ak jàmm dem egg tribunal gisee ak avocat yi ñu wax ñu nan la demee léegi ñun ñu def suñu déclaration ñibbi si waat ci jàmm. Génn nañ Baobab côté bi féete ak jumaa ji may jiite. muy côté bi ngay génn dugg biir Karak. jël arrêt Seydou Nourou Tall bi dem ba ci Bourguiba bi. vraiment lañu fa fekk ci ay gendarme ñu baare feu rouge bi jaaxal nañu foofu nag ñu fekk fa benn commandant pour bañ a tudd turam bu ko live bi mayewul. waaw non man awma problème de man awma lu ma ragal. commandant bi ñu fa fekk muy commandant Mbeng bi ñu nekkoon section de recherche vraiment sama goro la sama lépp la. maa ngi daw di ko wuti parce que gis naa ni. dañu nar a arrêté foule bi te xale yi ñu ngi ci seen digg xadar daal ànd ak seen nit daal lañ bëgg a def. moom yàlla dogal wuyuwuma après tout la wax ni ana oto Barth ana oto président Ousmane Sonko ana oto Malick Gakou ñu signalé ko ne ko ñoom ñëpp ñoo bokk benn oto Barthélémy bi mun a d'ailleurs kon léegi oto Barthélémy bi na jël droite yéen oto yi ci des jël leen ngeen continuer ñu ne ko déet loolu duñ ko def. oto Barth dafa ànd ak ay garde corps am ànd ak lii la demee de déglu li ma lay wax rek nañ ma may tuuti rek dafa ànd ak ay garde corps am di dem loolu wóorul beneen bi ci des la ñu defoon président Ousmane Sonko loolu duñ ci dem parce que bu ne koo jàddal nga jël yoonu école normale te ñun ñu ngi jàdd jëm yoonu canal 4 bi pour war a génne ji kër maître Abdoulaye Wade fële ji génne topp buntu université ñoom peut-être loolu lañ doon moytu ñu ne force oto Barth bi day jaar ci Bourguiba bi romb école normale te jël corniche. ñun xalaatuñu Barth di dem maa ngi ñëw xalaatuñu Barth di dem di jël corniche. léegi nag foofu garde corps yi nee nañ ko oto bi daal fii la jëm day jaar nii jàdd yoonu kër Ablaye Wade du ñu jaar Bourguiba bi di dem école normale. policiers yëpp ñëw taxaw toog ci kanamu oto bi chauffeur bi foncé ñoom ñu écarté ñu jàll wax dëgg yàlla foofa defuñu dara. tiire wu ñu defuñu dara Mbeng dafa replier wu mais bi ñu replier woo ndeke dañoo dem kari ñu ca relais xawma xam nga relais ou pas. waaw. mooy boo rombee relais yaa ngi jot hôpital Fann. foofu lañ dem kari ñu ñun ñu génne ji kër Ablaye Wade. pour génne ji ci relais bi noonu pour dem. foofu lañ ñu kare 5 camions 5 xawma nuñ ko tuddeeti seen oto yooyu. dragon minicar yi. waaw ak 3 dragons. léegi nag gendarme yi moom dañuy ñëw di ñëw ma ñëw ci buntu Barth ne ko fëgg ko mu ubbi ma ne ko nu ñuy def gendarme yi kale nañ fii mu ne noonu nañ taxaw sur place bu ñu ñëwee ñu wax ñu lañ bëgg fi ñu taxawee daal ci la ñu chargé. riwu ji tëll ji mais foofu dina attirer attention ñëpp foofu la
atteindre lañu jamee garde corps su ma juumul président Ousmane Sonko muy limousine waaw foofu laa la bëggoon laaj foofu nag ma leeral nit ñi ne dooruñu ko lacrymogène am na lu ñu tiire loo xamante ni ay balu plomb la plomb balu weñ yooyu waaw loolu moo dal ci bakkan bi fii bakkan bi daal di toj bi ma ko waxee Bart ne nañ ko dem toppatoo ji fekk moom jël nañ ko nguufaan nañ ko parce que la fa tuuru ci dara jéggi na dayo manoon naa de moom ci lañ continuer ak moom yóbbu ko clinique Souma mais à ma grande surprise ñu dóoraat benn bal boo xamante ne ñu ngi ko dóor ci pare-brise oto Bart te Bart foncé wul deful dara dafa taxaw Bart benn L200 moo ko jiitu te L200 bi journaliste yi ñoo ci nekk dóor nañ lacrymogène journaliste yëpp ba journaliste yëpp tasaaro gis naa ci biir L200 bi ñu dugal fa ñu dóor ci lacrymogène ñëpp di daanu ñu dóor ci kanamu fi président Ousmane man nag loolu tiitaloon na ma trop mais alhamdulilah parce que li tax ma sant yàlla mooy pare-brise bi xaw ma c'est blindé ou pas toj na gaa waaye moom biñ ci dóoree bal bi moom fi président Ousmane Sonko toogoon ci kanamu pare-brise bi fa la bal bi dal pare-brise bi toj bon léegi après tout coow li na kapp foofu ñu laaj leen ne leen léegi lan ngeen bëgg da ngeen ñu bëgg a rey wala lan président Ousmane Sonko wàcc wax ak chef bi moom dafa mujj wàcc wax ak chef bi chef bi na ko booba encadré nañ ko ak kii wax dëgg yàlla garde corps yi jàmbaar lañ wax dëgg côté boobu moom dinaa leen féliciter ndax mat nañ 10 garde corps yoo xamante ne moom moo nekk ci digg bi ñu ubbil ko yoon ba mu ñëw wax ak ki chef ñi doon dóor lacrymogène yi léegi ñu ne ñu jàdd leen ngeen wuti jumaay Point E bi ci biir Point E ñu jàdd pour dem war a génne ji piscine olympique ñu ñëw ba piscine olympique ñu ne ñu du ngeen génne fii karaat ñu mujj xale yi dafa mel ne dañuy nguufaan L200 bu policiers yi sànni ko fële pour gaañu mën a jàll ñoom ci la ñuy soog a wax L200 bi àndul pour gaañu jàll dañu jàll rek ñu ne ñu far force da ngeen di dem ca wetu jumaay Point E ba génne ji canal 4 léegi ñu ne c'est pas grave nañ génne ji canal 4 pour dem xam nga ba léegi ñoom ñoo ñuy indiqué ñoom ñoo àndoon fii ngeen di jaar ñu génn canal 4 wetu franco arabe léegi jubal si ba mel ne luy jëm si buntu kër sëñ Moustapha Sy Djamil bi ñuy jub buntu kër gi ci jumaa ji juste ca la ñu fekk ñaari blindé taxaw ak benn pick-up boo xamante ni dañ ko teg gris ci kaw ba ci suuf vitre teintrée ñu ñëw foofu ñu ne ni du ngeen romb kër sëñ Moustapha Sy Djamil ñu ne ko fan la ñuy romb mu ne jàdd leen fii ngeen romb marché Fass fii ñu jàddee noonu dem ba jub marché Fass xale bu jigéen bii muy sàmbox nu ñu koy tuddee te oto bi mbëkk ko. waaw bi ñuy jub marché Fass. ci la ko oto bi daal moom kenn mënut a nettali Tunkara daal. mais li ma la mën a wax moom mooy sonn na coono boo xamante ni. mais man nga am numéro yàlla na ko ci. man nga am numéro am nañ numéro léegi am nañ numéro actuellement mu ngi clinique Souma. waaw dañ ñu koy lijjanti ñu jàppale ko bu soobee yàlla. waaw yow boo ñu joxee moom mënul. moom damay eggale dinaa la jox numéro am parce que bi ko oto bi mbëkkee moom xam naa ne moom sonn na jël nañ ko après ma ni leen dugal leen ko ci suufu immeuble Fass yi biñ ko ci dugalee nag après tout ci laa ñëw man su ngeen gisee sax vidéo yi tasaaroo parce que am na luñ ma xamaloon ci wàllu kuy sauver ni bu dee ku góor la tekki ceinture bi mu takk ak yooyu wala nga dagg geño bi bu dee jigéen la fexeel ba soutien bi bu mu seere ndeysaan maa ngi naan gaañi na ngeen ko suturaan moom nekkatul moom carrément nekkatul ba di daal mu ngi xapp mais nekkatul ci lañ ko suturaan muur ko morso bu xonk noonu tekki soutien bi ma tekkee soutien bi nag laa woo SOS ñooñu di wër di jël kii ma ni leen problème am na fii bu fekkee ni SOS Souma la xawma bu fekkee ni mën ngeen ñu dimbale ñëw jël koo xamante ni drago bi xawma oto bibi te ñoom ñu ngi taxawaa di ñu seetaan te ñoom ñoo ko fiir jéemuñu koo sauver ñu ngi taxaw di ñu seetaan. non ñoom ñi ko fiir ñu ci dara. police bi ko fiir jéemuñu ko sauver. niñ ko yenoo à 20 mètres. dugal ko ci suufu immeuble yi ñoom ñu ngi taxaw di ñu seetaan parce que boobu foofu booy xaalu nañu ba commencé jël xeer yi di leen ko joor léegi après ñun ñu jël ndaw si yóbbu ko ci gannaaw ma may ko tuuti ndox teg ci soutien bi woo ambulance bi pour mu jël si ko
foofu nag comme que man dama doon demee xel ndax ko li ñu jiital di dem parce que ñoom président Ousmane Sonko il faut ñu topp ci seen gannaaw ndax xamuñu luy xew ak keneen koo xamante ni dara mën na ko cee dal mu daanu wala ñu dóor ko lacrymogène wala leneen dab ko moo taxoon man dama ni comme que woo naa ambulance mu koy jël mën naa toppaat convoi bi départ pour xam lii xew ci gannaaw pour keneen ku wadd ñu mën la assurer sa sécurité ak yooyu pour ñu mën la yóbbu comme que yóbbu nañ limousine te woote naa ñu ngi jël si ndaw si foofu la ñu génne marché Fass ñu buux ñu wuti monument bi ñu buuxee ñu wuti monument nag la ñu gis ne benn oto boo xamante ni bu dul ay dragon ñoo topp président Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias ñaari dragon xawma ñett fër ji mel ne musiba léegi nag ñu xam ni fii am na leneen lu fi nar a xew ci la ñu toog ba mu yàgg ñun ñu informer leen ni lii ñu nar a gis ni ñaaray am soit ñu ñëw forcer leen baare leen génne leen yóbbu leen arrêté leen wala ñu forcer leen tirer charge ci seen kaw te mën na indi loraange boo xamante ni seen bakkan mën na ci gaañu mën na cee am fi la ñu wax chauffeur bi Ablaye muy chauffeuru Bart foncel ci la foncé dem génne ji nag ci côté Médina bi mu génnee côté Médina li nit ñi di wax xamuñu ko parce que boobu nit ñaa ngi jot ay information mais ñun fi ñu jaar ak ni ñu def ba jël leen ñoom ñett muy président Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias ak Malick Gakou ba dugal leen ci ak kër gañ leen dugal ñun xam nañ ko loolu suñu secret la ak nu ñu jaar ba def ko mais bi ñu ko defee egguñu ci 5 secondes ni ñu koy tuddee ci dragon yi encerclé nañ kër gi ñu jekki ba ci yàgg ñuy def ay mouvement man xam naa ne mouvement yooyu buñ ko commencé def rek am na lu ñu nar mouvement yi bi ñu koy def booba fekk na juste ñu informer yeneen leader yi fi la Khalifa Sall ñëwee dugg si ci biir bi mu dugg see ci biir nekk ak ñoom di wax après la génn am na daal comme doon waxal keneen koo xamante ni bokkut ak gaañe armé wu ci suuf xawma ay blindé bi moom ci buntu kër gi fii ñoom président Ousmane Sonko dugg ak Bart ñu ngi naan ci garage yi la ñu tëjoog yooyu jaar ci buntu garage du gàcce nit buñ lay ërtal nga fexe ba sauver sa bakkan te ñun ñu soxla sa bakkan ñun xam na nan lañ def ba sauver leen parce que xamuñu nañ leen doon mujjee wala nan leen doon def waaye yàlla dogal na dugal nañ ci kër gi Khalifa ñëw na waxtaan nañ ba ñu mujj ne léegi nañu d'accord waa BIP ñoo leen di encercler ba ngeen egg seen kër ñooy benn oto bi belende bi mooy nekk ci kanam beneen bi mooy nekk ci gannaaw ñu ànd ak yéen sécuriser leen ba ngeen dellu bi ñu ko waxee nag Bart moom daf ne woon il faut mu dem tribunal ñu ne ko non comme que demee na nii te Khalifa wax na ci ba léegi ñoom nee nañ danañ ñu ànd yóbbu ñu Bart ne leen nag ànduma mel na ku nekk ci cortège man damay dawal oto bi na nga xamante ni noonu laa ko dawale woon bi may ñëw déranger wu ma kenn xeexuma kenn yàqaluma kenn dara ñu boole leen moom président Ousmane Sonko ni ñu ko tuddee ci Malick Gakou ci oto président Khalifa Sall lañ dugg ñu départ bi ñuy départ daal ba ñëw Tunkara ba egsi ci jumaay tukkulóor yi ni ñu koy tuddee ci c'est du Nooru Taal waaw ci cité police boobu bi ñu jàddee ñoom ñu gis ne diggante cité police ba ngay ñëw ci xawma rii yi daal dama ko xàmmewul waaye rii bi jóge kër maam Abdou di feeñe ji Soumbédioune foo sànni mbàtt mu takk ci la ñu commencé def ay mouvement coow li commencé ñun dañu jekki ba mu yàgg rek plus de 50 gendarme la xawma ay policiers encerclé oto bi ñun ñu wax ak chef yi ne leen léegi nag lii nekkatul ne da ngeen ñëw bëgg a bunge am na lu ngeen nar da ngeen ñuy wax li ngeen nar léegi ñu ne ñu naruñu dara léegi na seen oto yi dem ñu ne ok na suñu oto yi dem ñu d'accord ci loolu ñu ne chauffeur bii dawalal nga yóbbul ñu président Ousmane Sonko ak Barthélémy garde corps yi seq oto bi moom dem na ba garde corps yi kenn mënut a gis oto bi ndax ñu ngi wër ñu ngi entouré oto bi bi ñuy daw daal Tunkara à 40 mètres la gaañi chargé ci seen kaw tell foo toll di ko dégg gaañi xale yi tasaaroo ak lacrymogène yeeg ak balu plomb yeeg yooyu ci la benn xaw ma nu ñu koy tuddee ci ku ànd ak Barthélémy ku ñuy tuddee petit
sama xarit la ci lañ ko jame benn polon fii ci baat bi ak ci digg bopp bi nii parce que dafa doon sëgg ci digg bopp bi noonu nag mu doon dawe noonu ci la mbubbu Barthélemy bi Barth dawee na ko lu xew ci la mbubbu Barthélemy bi takk deret nit ñi nag yaakaar ne Barth la ñu laal fekk laaluñu Barth moom da doon wàcc pour sauver kooku beneen bi ci des nga baal ma rek ma en arrière tuuti bi ñu duggee biir point E boo gisee Barthélemy jàkkaarloog waa BIP di wax ak ñoom vidéo boobu ngay gis mais Tunkara nit ku jotewut ak yow dara nga naan ko jaaral fii mu jaar biir point E jàddal jumaay point E muy jàdd di dem mais ñoom moomu ñu Dakar nga daw waa baal ma rek li gën a garaaw lañ def ngay daw bi muy daw ba ci yàgg xam nga doom ji moom daanaka tempérament baay bi la yor mais doom ji dafa wàcc ne qu'est-ce qu'il y a su muy wàccee rek ñu chargé ci kaw doom ji lacrymogène yi foofu nag la Barth wàcce nag nit ñi nañuy wax lu ñu xam foofu la Barth wàcce nag dem ne leen yéen yabu leen nit ñi moomu leen nit ñi ay fetal ngeen yore te xam nañ ne ay fetal ngeen yore li ngeen di def ci fetal yi nag ni mu waxee sax dégg ngeen ko waaw dégg nañ après ci lañ ko kar ñoom ñu replier wu ci lañ ko kar daal di koy dugal ci oto bi ñun ñu continuer ñoom ca la ñu xaw a seral ba nit ñëwee dàqe ko ba ni mu duggee ci kër googu bi ñu jógee nag ci cité police bay ñibbi ba ñu chargé ñu foofu la ñu fekk nag ci oto bi président Sonko waxuñu li ñu def sax dafa yaru rek te waxul mais ñun ñu assisté affaire bi tànku càmmoñ bi la ñu jàpp ci ndëggu bi vidéo bi su ma ko mënoon maanaam booy jàpp fi nga yem fa la ñu jàpp tànku Ousmane Sonko bi xoj ci baat bi di tirer pour mu génn Malick Gakou génn di leen calmer ñu bëmax ko mais bëmax giñ ko bëmax moom wóor na ma ni Malick Gakou waxuma mbagg mu summeeku mais ñaari oom yi moom bu ko seetulee dana am problème mu dox ëllëg parce que ni mu rëppoo ci tali bi jéggi na dayo xëcc Barth génn tël lu netu Khalifa Sall yi te Khalifa Sall booba nekkul woon ci oto bi dafa ñëwoon pour wax ak ñoom ne leen bàyyi leen ñu ñibbi ñii ñu ngi dem di ñibbi mais jarul ngeen leen di chargé ñoom ñu ne il faut ñu tas foule bi jël leen ngeen yóbbu leen fi ñuy waxee loolu ñu jël président Sonko jël Malick Gakou jël Barthélemy daal di leen dugal ci seen oto yooyu xawma mooy blindé yi daal di daw ak ñoom dañu ñu fekk leen police centrale commissariat central bi ñu déparé commissariat central ca la ñu dem commissaire bi moom la mu wax Khalifa Sall ak na mu mel ak Khalifa Sall moom nit ak nit waru koo mele nit ak moroomu nitam surtout koo xamante ni yow daf la jox cër jox la respect ñëw toog di la xaar war a nekk kilifa réew di la xaar war a mën a nekk njiitu réew nga nekk ci sa biir bureau dégg ngeen ci conférence de presse bi président Khalifa Sall wax na ko comportement daal jaaxal na ñëpp mais terewul ñu ànd ak suñu sang-froid bañ ni ñu ngi ci ka Abbas Ndaw la xawma suma juumul dama Abbas Ndaw xawma nuñ ko Abbas Ndaw non Abdou Diassé pardon autant pour moi Abdou Diassé ca la ñu dem ci camp Abdou Diassé fekk leen fa bi ñu demee ci camp Abdou Diassé fekk leen fa toog ak ñoom wax ak kilifa yi ba mujj kilifa yi nañu léegi li ñu bëgg mooy bàyyi ba boori 17 heures ñu yeewi leen ñu dem pour nit ñi mën a wàññeeku président Khalifa génn ne képp ku fi nekk léegi ñoom nee nañ 17 heures danañu libérer Barth danañu libérer président Sonko danañu libérer Malick Gakou léegi yéen ñëpp tout le monde nañu tase siège u ki ñuy tuddee Déthié Fall parce que bu ñu ñëwee foofa la ñuy def suñu point de presse ñun ñu départ bi ñu départ wuti siège bi Déthié Fall bi ñuy egg siège Déthié Fall bay installé yooyu daal ci la ñu woo bay ñëw pour commencer point de presse bi ci la ñu woote ni maanaam dañ leen mandat d'arrêt lañ leen defal daal dañ leen di arrêté et puis c'est tout pare ci joxewuñ benn explication. loolu de buñ ko defoon dana neex ci guddi gi lool Imaam man loolu laa bëggoon. lu tax ngeen naxante ñoom ci la ñu non naxante wuñ de déedéet dafa ndànk Tunkara ci la ñu dugg ci biir bi ñu duggee ci biir ñun ba ñu waxee teguñu ci baat téléphone lañ ñu ko waxee sori nañ ñu ci la ñu dugg ci biir ne conférence de presse bi du yàgg. nañu informer nit ñi ne lañu ñu waxoon teb bi nañu ko ba mu set léegi nag ku nekk fa mu nekk na jël ay responsabilités am leader yi bu ñu fanaan ci biir kaso bi bu ñu fanaan ci biir caserne bi
déclaration boobu la Cheikh Tidiane ki sant si xaw ma waaye ki sant si te dëkk Jolof damay fàtte turam. moo njëkk a jël parole. non déedéet du Déthié Fall la sant. ok ki sant si waaye damay fàtte si te mu nekkoon ministre ci jamonoy Ablaye Wade. non waaye si la sant daal. damay fàtte tur wi. moo njëkk a jël moo njëkk a jël kii def discours français après président Khalifa toog. def bu wolof bi. après bi mu paree ci la Déthié jël. foofu nag moom xawoon na am coow sax parce que gars ñi dañ ci suuf lañ taxaw ne leen seen discours yi bëri na. léegi wax ngeen ñu lu xew. amatu fi leneen wàcc leen ñu digaale ko ñoom. ci la ñu wàcc nag xale yi commencé nag. baare tali bi waa Casamance commencé. ñu dégg ne Caaroy commencé na parce que ñu ngi doon déglu conférence de presse bi. tali bi nag moom muy diggante. VDN bi ci wetu. Habib Sy merci Habib Sy. ci wetu Saint-Lazare. foofu moom ci hôtel Mamoun publicité wu ma nag. foofu moom mujj na mel ne ngénte lu tas moom benn oto dematul benn oto dikkatul. léegi fi saasi laa wax dama jéggi 5 minutes Barthélemy yónnee ma message ne ma def ngeen liggéey bu mag dégg naa ni jaxase nañ ñu ngi commencé jaxase dëkk bi gaa ñi libéré nañ ñu ñun ñëpp nañu tase ma président Ousmane Sonko ñu ngi jëm Baobab ak Malick Gakou ngeen wax presse bi ñu fekk ñu Baobab parce que dafa am déclaration la ñuy def dama xool portable bi sax yàlla xam na ni gis message bi ne non c'est pas possible. mbaa du policiers yi ñoo wala boog garde pénitentiaire yi wala yooyu ñoom ñoo jël portable lu Barth message yi ci Barth nan la nekkee ñu téye ko moom ak président Ousmane Sonko ñu def conférence de presse matugu 10 minutes mu may envoyé message mais après mu yónneewaat benn mot boo xamante ni sama langage la ak moom ma xam ni moom moo ko yónnee. ci la ñu woo presse bi après jubali kër ga mu ñëw bi mu ñëwee moom dikkaloog otoom sax. beneen oto ko indi. gannaaw gi président Malick Gakou ni ñu koy tuddee Malick Gakou moom dem nañ yóbbu ko parce que mbagg mi dafa summeeku Malick Gakou moom feebar na ma waxal leen léegi ngeen xam ko. mais mbagg mi moom dañ ko summi complètement maanaam violence bi nga xam ne moom lañ leen génnee ci oto bi moo waral lool. no jéggi na dayoo dafa am loo xamante ni Tunkara boo ma woowee privé dinaa la ko expliquer sax am na leneen lu fa xew mais jéggi na dayoo je te dis violence bi moom foo ko takk romb na fa parce que dafa mel ne. dañu dencal een wala boog am na luñ leen ngembe loo xamante ni dañu ñëwoon pour préparer koo def ñi nga xamante ni ñoom te gis nga amuñu ci kersa sax amuñu ci kersa mais alhamdulilahi rabbil alamin ñii la mbir mi demee. mais nag lii c'est exact. voilà imam maa ngi jéggalu ci loolu mais léegi aussi imam ma laaj la. léegi yow kaddu yi ma yëkkati xëy na du noonu peut-être. waaw mais lan nga yaakaar ci wuyu ji Barthélemy bi. le premier yaakaaroo ne ñu gunge ko. wala yow da nga yaakaar sa xalaat. man daal li président Ousmane Sonko wax moom lañ jàpp ñun ñëpp. waaw nañu xaar li Barth décidé. mooy ni. Barth li mu décidé ak i avocat. waaw bu dee dem la. waaw danañ ko bungewaat lu raw nañ ko bunge woon. exactement. bu dee toog la bañ a dem. danañ ko fekk ci toog bañ a dem bi. exactement. mais li nga wax léegi tamit dégg na ko. ci sa commencement live. dégg na ko bàyyi na ko xel. ñu ngi wax ak avocat yi. di ci bàyyi xel. ñañu yebal ca saal ba nag man tooguma ca biir saal ba waaye ñañu yebal ca saal ba. na mu demee mooy ni bi ñu duggee. dossier yi nga xamante ni moom la d'habitude moom lañ daan njëkk a atte ba pare wala ñu classé ko ba pare dossier yooyu dañoo dugg rek kii atte ni dossier yooyu yëpp nañ ko teg fële ba ñu évacuer dossier Ndiaga Diouf ak Barthélemy. dossier Ndiaga Diouf ak Barthélemy la ñu njëkk a tudd te mosuñu ko njëkk a tudd ci saal bi. parce que daan nañ toog ba ay 9h. daan nañ toog ba ay 10h ñu soog ko tudd. mais keroog moom dañoo dugg si rek dafa mel ne dañoo ànd xadar dossier Barth Ndiaga bi ñu ko waxee rek kenn jóg kenn ku njool ne ñoom ci nervi yi la bokk bon man maa ni ci nervi yi la bokk daf ñu ci côté ñoom Ndiaga Diouf la bokk. waaw léegi après ñu ne ko bokk mu laaj ko ne ko noo tudd mu wax ko turam mu xool ci liste bi gis turam ne ko léegi am nga avocat. wala ñu wutal la avocat mu ne leen waaw am naa avocat ñu ne ko sa avocat kan la mu ne maître Sall boobu di faral di sol laafa bi te bokkoon ci PDS la xawma nu mu tudd. waaw ñu ne ko donc maître Sall mooy sa avocat est-ce que bëgg nga mu assister la mu ne waaw ñu ne kon donc renvoyé nañ ba le 31 xawma le 1er loolu daal moo fa am lii moo fa am leneen amu fa Barth ñëwul
kenn ci waaye woowuñu benn avocat Barth ne ko lii ak lii moo tax ñu renvoyé waa ji daal lañ waxal mu ne leen Sall laa bëgg mu nekk sama avocat xawma Sall ma nga ca Sall ba xawma Sall nekkul ci Sall bi wax dëgg yàlla mais loolu moom jib na fa ñu ne renvoi nit ñi daal di jóg génn annoncé ñu ko dossier yee ca des ñu tegaat ko ci table ji continuer seen Sall boobu ñu nekk lii daal mooy li nga xamante ni mooy li fi am beneen bi ci des Barthélemy encore une fois heurtewul benn waa BIP la ñu def ba Barth daw jëm ci ñoom songu leen waaye kuñ ko defoon ci ñoom nga songu kan la def ka la war a def waxuma nag ni daf leen a songu waaye wax na leen ne leen nekk leen ay nit wax na leen ko plusieurs fois la ca des nag ñoom ci boppam xam nañ ñu lu tax ñu répudié wu lii daal ci gàttal suñu amul beneen question bu ñuy laaj. waaw mooy la fa xew. keroog bis bi nga xamante ni moo di démb. te nii la tëddee leneen amu ci. ñii wax nag naan ni ba ñu ko renvoyé dafa waroon a toog këram. déedéet. Barthélemy renvoi bu mu mënti doon ci 3 reprises yi ñu ko renvoyé ñooy ànd man ak moom danaan ma imam renvoyé nañ ko d'accord yëg naa ko am na yoo xamante ni sax ci guddi gi lañ naan ko suba boo demee suba bul dem dañuy renvoyé affaire bi mais dafay respecter yoon day dem ba egg biir tribunal gisee ak ay avocat ñu wax ko ne ko cause bii moo tax ñu renvoyé ko su ko defee moom mu jëlaat otoom ndànk dem ñibbi le 7 bi ñuy wax naan ni ci la ñu annoncé woon le 10 beeg yu kenn xamul ñu ngi juum le 7 bi ñu demee Barth ba léegi ngaawul Barth dafa toog 8 heures 9 heures 10 heures kenn woowu ko mu ne attends woo Bathily mooy Bathily Demba Ciré Bathily bokkut ak ki am bejjaaw yi keneen ki la ku xees ki. waaw xam naa ko bi mu ko woowee ne ko mais man dama jaaxle man su ma ñëwaan 8 heures 9 heures et demi danañ ma woo mais tey ñu ngi toog ba heure bi moom avocat bi mu jóg laaj waa ji na ko seen dossier de bokkul ci dossier yi ñu teg fii nii la demee. Imam am naa benn question Imam. am naa benn question bu am solo. lu ma ràññee bismillah. bi Barth dalee cas bi ba léegi fukki at la mat. waaw. est-ce que mas nañu renvoyer cas bi ñaar fukki fan ci diggante woote yi parce que bii yoon dañu gis ne bële ñoom ñoo ko waxal seen bopp ñu ne juillet la woon ñu ne juillet lañ ko renvoyé ba mois de novembre. donc loolu juróomi weer la. est-ce que ci diggante ñaari woote yi ñuy woo Barth mas naa def ñaar fukki fan parce que bii yoon ñaar fukki fan la. waaw loolu moom bu dul bu mujj bi maîtriser wu ma ko wax dëgg yàlla. bëgguma wax loo xamante ni tamit dañ naan imam wax na te xamul la mu wax. dëgg la ok waaw loolu mooy dëgg. maîtrise mais daal bu saa yu ñu ko woowee daal dem naa ci wetam. renvoi yi ñu def. te renvoyé cause bi dañ naan beneen côté bi ñëwuñu te beneen côté bi ma waxal la ne la. ñoom ñëpp ñi ci ëpp ñu ngi bitim réew nekkatuñ Sénégal. ah loolu moom dama koy dolli ñëpp ñu xam ko ñi ci ëpp ci ñoom ñu ngi bitim réew. mooy nervi yi kon xanaa nervi yi dañ leen wutal ay visa. ah yaa ca egg nag bëgguma ci woon a egg. xanaa gars yi dañu dem ñoom ñëpp ñu ne leen rey nañu kenn ci ñun. wala léegi ñun liggéeyal nañ leen. xanaa nervi yi dañ leen li jëntil ay visa yóbbu leen bitim réew imam. est-ce que xam nga ni bu ñuy wuyu si xam nga lu ñu daan indi. waaw. moto yooyu di jar ay 4 millions 3 millions nu mu tuddee T-Max. waaw T-Max yi waaw am naa ci benn am naa T-Max. T-Max yooyu bu ñu daan wuyu si tribunal ñoom moom lañu daan indi ak 4x4 yoo xamante ni monsieur le maire mi daan ñëw sax daawu ko indi. allahu akbar. loolu maa la ko wax ak sañse yoo xamante ni danga naan ñii am na lu xew daal waaye loolu moom. ci ay nerf xam naa ni ñu ngi bitim réew moom nekkatuñ fi moom. waaw ñu ngi ñeenti yoon yi yëpp kenn ci ñoom teewu fa même kii ñëw tey nit ñi dañ naan kii kan la parce que xàmmewuñ ko ci ñoom lii mooy li am léegi nag ku téye doomu jàmbur fukki at ba muy dugg fukki at ak benn nga koy pamti tey ëllëg suba ngoon nga xaar ba mu ni déposé naa suma candidature nga xëy suba indil ko assignation boo xamante ni woowoo ko jaaroo ci avocat am déglu bu baax Tunkara de na nit ñi bàyyi xel jaaruñu ci avocat am de. te luñ ko mos a jox dañ daan jaar ci avocat am cette fois-ci assignation bi dañu daw ba Baobab biñ dawee fekk fa Jean-Paul Diaz papam waaw bi ñu ko fa fekkee ne ko ana Barth mu ne leen Barth de nekku fi ñu ne ko assignation bi lañ koy indil mën nañ la koo jox ba papam ne leen mais attends yéen tamit xanaa nekku leen ci yoon man ngeen di jox assignation Barth
mais xam ngeen avocat dem leen ngeen yóbbul ko avocat ñu dem yóbbul ko avocat Bathily nag am na lu mu leen wax ni dem leen ngeen jox ko lii mu leen jox foofu noonu maa ngi wax ñëpp di dégg Bathily moo ma nettali ci gémmiñam parce que man maa ko woo mu ne ma imam man bi mbir mi xewee ba ma dégg ko ba ñu indi affaire bi nee naa ko delloo ko ki la ko jox léegi woo naa procureur ne ko mais yéen naka ngeen di gisee koo xamante ni déposé na démb candidature am ngeen koy convoqué tey jii lan ngeen bëgg procureur ne ko billahi wallahi tallahi yëguma li convoqué nañ Barthélémy yaa ma ko wax lii moom avocat ubbi na gémmiñam ak sama nopp wax ko ma dégg. ban procureur Bassirou Gueye. non xaw ma ban procureur wax dëgg yàlla. ok mën na nekk procureur ko ndax procureur Bassirou Gueye la wala ban procureur. procureur général mais procureur bi mu woo daal wax ko loolu ne ko naka ngeen di gisee ku déposé candidature am ngeen yónnee ko convocation procureur bi daf ne ko vraiment man yëguma ci loolu dara dañ ko yónnee ko mu ne waaw dañ ko yónnee assignation après nag la ci topp man maîtriser ma ko man Bathily rek daf ni ma demal nga waxal ma ak moom ne ko na dem wuy ji ma ne ko danaa wax ak moom ñu demee wax ak moom tamit dégg na liñ ko wax Barth dëgërul bopp day déglu ay nitam mais du nangu nag ñu def ko loo xamante ni wala ñu dugal ko foo xamante ni dañ koy xañ candidature bi nga xamante ni validé nañ ko ba pare te incha allahu taala li olof yi di wax ak xale yi di ko faral di wax bëgg bëre bañ bëre danañu bëre bu soobee yàlla. jërëjëf Imaam lii mooy ci gàttal. ñu ngi lay Imaam ñu ngi lay gërëm di la sant. te comme si ñun aussi xaw naa guddi mais bëgg naa daal Imaam comme am naa sa numéro. dinaa la woo ñu mas laa toog invité la nga gën a am jot. ñu amal waxtaan benn waxtu ak genn wala ñaari waxtu yoo xam ne vraiment di ñu ko accordel pour ñu mën a am waxtaan yu yaatu di waxtaan yu yaatu yoo xam ne dinañu yokk xam-xam sénégalais yi vraiment waaye Imaam looy sa kàddu bu mujj ak sénégalais yi danañ leen ko nangul ndax yéen coono bi ngeen di daj ñun sax daanaka dajuñu coono boobu ndax tey toog yore sa connexion toog yore sa téléphone nekk borom kër lenn dong yitteel la mooy xeexal Sénégal jaaraama ñi nga xamante ni ñoo nekk bitim réew di xeex ngir seen avancé loo seen réew loolu dañ leen ci encouragé di leen ci sant di leen ci ñaanal yàlla nañu dem ba li ñu bëgg ci Sénégal koom-koom bi fi nekk mu sulliku ci lu gën a gaaw balaa ay 2030 ak 2025 ak xaw ma nuñ ko tuddee ci 2030 ak 2035 ba nga xamante ni képp ku génnoon dem bitim réew léegi da nga wut si biti fi nga xamante ni mooy réew mi nga mën koo jariñoo picc nga ca kaw nag waaye xel maa ngi ci suuf waaye ñun daal à chaque fois fu ñu toll ñaan yi ñuy def ak dog yi ñuy def danañ leen ko saxal di leen ko defal man nag de ma part maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla bu leen am xel ñaar ñun day ñaan ñañu yàlla subhanahu wa taala ñii ñuy comporté woon nii ñuy mel di xeex dëgg di xeex lu dul dëgg astaghfirullah di xeex lu dul dëgg yàlla nañu ci yàlla dundal yàlla nañu ci yàlla rey duñ ci découragé kenn duñu ci jënd ne kenn mënuñu ci jënd incha allahu taala ñu ngi ñaan yàlla musal ñu yàlla musal leen amiin yàlla jàppale leen ba fi ñu bëgg Sénégal egg amiin yàlla na ko fa yàlla eggale bi jaay Seydina Muhammad encore une fois au moins occasion pour jot la amiin waaye na wérte wóor ni mbégte la ñu am ci yow ak nattu bi la fi daloon jërëjëf ñu ngi woon di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla teggi la nattu bi ñu ngi ko doon suivre direct jërëjëf ndax gennu golo xaw ma nu ñu koy waxee gudd na waaye loo ci laal rek borom yëg ko Sénégal nag moom li ma la wax léegi moom dana fi arrêté mooy doon kilifa mbëtt moom incha allahu dana fi jeex boo ko jiitoo mu ne la yaa ngi dàq sama gun nga tolloog moom mu ne la yaa ngi may diir mbagg nga won ko gannaaw mu ne la yaa ngi dëgg sama geen bi incha allahu taala loolu dana fi jub te ñu ngi ci yoon wi merci Imaam ngeen jëf ñu ngi lay gërëm di la sant nga gërëmal ñu soxna si aussi nga ne ko mu baal ci taaw Imaam bi ñu jël incha allahu rabbi amul non ci kurus gi laa naroon a dem tey la alxames jërëjëf duñ leen fàtte ci ñaan incha allah jërëjëf Imaam duñ leen fàtte ci ñaan jërëjëf jërë ngeen jëf vraiment Imaam di suñu xarit di suñu wëllëre di ku bëgg Sénégal je pense que kenn dootu ko présenté ti ñu ngi sant Imaam di ko gërëm bu baax a baax
léegi nag suñu sœur laa bëggoon jël rek xam naa ñu tëjee ko waxtaan bi suñu sœur Khadija Mahécor Khadija Mahécor moom ñemewuma leen ko sax présenté defe naa yéen a ma ko gën a xam donc bu fekkee temps bi permettre na ko xaaral ma woo moom mbaa woowu ma ko vidéo moom it moom de Khadija Mahécor voilà moom sànq dafa nekkoon moom it ci yoon di jóge Mbuur di ñibbisi gars yi day xaw a teel a lëndëm ci suñu dëkk yi fi mu ne nii nag ndax suñu temps bi dafa changé donc heure bi changé day teel a lëndëm donc bàyyil ma jël Khadija Mahécor rek ñu tàggatoo ñu dem daal di joxe yàlla wàllam ci julli ji voilà donc jéggal leen ma ngir yàlla voilà bu ñu jotee Khadija Mahécor nag buñ ko jotul xam naa dañuy jël ak moom rendez-vous rek beneen yoon suba incha allah ñu ñëw ak moom du ñu fàtte ndaw si incha allah ndaw si après dinañ jël numéro am voilà Khadija Mahécor defe naa moom jotuma ko fi mu ne voilà sonné nañu mais jëlul léegi li ñuy def mooy xam naa tey moom dafa xaw a jàpp parce que dafa nekkoon ci yoon bi ma koy woo donc ba promettre ko ne dinaa ko woo donc je pense que rafet na li ñu bëggoon wax yëpp tey ci mbir mi wax nañ ko am na lu des nag incha allahu rabbi du masa jeex bu subaa ñu mattali mais xam leen ne Barthélémy Diaz est le futur maire de Dakar dinañ ko campagnal guddi campagnal ko bëccëg campagnal ko ngoon ndax Barthélémy Diaz bis bu jotee ci Dakar sama mbokku lébu yi nag maa ngi leen di def appel parce que lébu yi bu leen fàtte ne yéen a moom Dakar te seen suuf yi yëpp waa Benno Bokk Yaakaar jaay nañ ko bokk ci nag ak seeni ay doom la ñu àndal def ko ay ñoom Diouf Sarr ak ay ñoom ndaw su ñaaw soosu nu mu tudd ndaw soosu nekk Saint-Louis xaw ma nu mu tudd fàtte naa ko boo leen ma mënee bindal turam ak yeneen defkatu ñaawtee fii boo demee tey Dakar ba Farba Ngom géwélu Macky Sall bu ñàkk jom boobu mooy jël suufu lébu yi nga xam ne seen maam moo leen ko fi bàyyiloon ah en tout cas ngeen xam ne que dans un pays normal dans un pays légal comprendre nga donc vraiment war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax parce que réew mu mel ni Sénégal réew moo xam ne ay samba boy vraiment ñoom ñoo ko jiite réew moo xam ne ay tappalekat ak ay dóorkat ñoom ñoo ko jiite je pense qu'il est temps qu'on se bat qu'on a les leaders qu'il nous faut aux places qu'il nous faut comme ni ñu leen ko waxee man defe naa loolu kenn naa tablewutu ko nee naa leen Ousmane Sonko vraiment moom mooy ki nga xam ne dama ko bëgg ci sama biir xol ba gëmeewuma ko te xaw ma lu tax ndax yàlla rek xam man daal dama ko bëgg te yàlla rek tax te defe naa ñun ñëpp même feebar bi la ñu am Barthélémy Diaz kenn naa tableetul li nga xam ne respect bi bu ñu am ci moom mbiram maanaam kenn ku nekk respect bi ñu am ci yow ak mbëggeel bi dafa wute Barthélémy Diaz c'est quelqu'un que moi j'ai respecté pendant des années moom laa njëkk xam sax que président Ousmane Sonko waaye góor bu am fit la góor bu am fulla la am fayda am jom Khalifa Sall kenn waxaaleetu ko ñu mel ni Déthié Fall ak ñoom ñëpp Yewwi Askan Wi il faut ñu xam ne que c'est notre patrimoine maanaam Yewwi Askan bi fi mu ne suñu bébé la maanaam bébé la boo xam ne dañu dajale ay doomu aadama yoo xam ne vraiment ñoom ñoo ñëw pour changer ñu Sénégal vraiment nañ leen aar parce que kenn ku nekk ci ñoom bu amee jafe-jafe wala am gàllankoor rek vraiment day gàllankoor li nga xam ne vraiment moom mooy doon suñu projet donc ñun ñëpp nañ ci ànd te dëggu ànd ci nag te dëggu te di xeex parce que kenn du bëgg a jàmm nag nga bëgg a toog sa ginnaaw écran rek toog sa biir kër yaakaar ne lépp day sotti lébu yi maa ngi leen di woo de sama mbokk lébu yi maa ngi leen di woo ngeen xam ne bandi yii bu ñu jiitee suñu Dakar bii danañ ko yàq jaay nañ seen suuf yi jaay seen suufu maam yi mbiru 94 milliards yi sax bàyyi ngeen ci Ousmane Sonko mu génn di leen xeexal ba am ci ndam lébu yi bàyyi leen toog seen biir kër yi noppi baax ngeen lool vraiment nañu jóg ànd nañu jóg lébu yi laay waxal de sama mbokku lébu yi nañu jóg ànd
xam ne ay bandi ñoo bëgg a jiite Dakar te wallahi bu beneen bandi jiitee Dakar li des ci suuf yi dinañ ko jaay. nañu arrêté Adama Ndione. Voilà, Adama Ndione, si tu as son numéro et elle s'appelle Daba Sambou, il faut me l'envoyer. Voilà, envoyez mon numéro bi. Man dama bëgg vérifier rek ne c'est la personne concernée pour ñun tamit ñu mën koo jàppale financièrement ñu dajale lépp lu ñu man incha allahu rabbi pour moom pour mu mën a faju ak jàmm ak salaam pour ay mbiram aussi ñu mën koo fay ci jàmm ak salaam parce que ñun on est dans un combat citoyen patriotique boo xam ne kenn ku nekk ci ñun bu amee jafe-jafe dafay mel ni ñun ñëpp ñoo am jafe-jafe kenn ku nekk ci ñun aussi bu amee bànneex day mel ni ñun ñëpp ñoo am bànneex donc vraiment ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di jéggalu ñëpp di baal ñëpp ak di balu ñëpp ak di ñaan yàlla vraiment lii nga xam ne moom la ñuy xeex muy suñu combat patriotique bii mu may ñu ci ndam ndax wallahi li ñuy xeex yëpp pour njëriñu Sénégal la amul benn intérêt personnel boo xam ne dañ ko jiite ci combat bi wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu joxante waat rendez-vous incha allahu rabbi suba à la même heure à la même place Facebook ñu ñëw ñu waxtaan suñu mbokk YouTube yi aussi ñu ngi leen di jaajëfal ci seen liggéey ñu ngi jaajëfal ci partage yi ñu ngi jaajëfal vraiment ci jël kàddu yi yeggale ko fi mu jëm vraiment ñu ngi jéggalu ñëpp aussi les frères patriotes worldwide ñu leen dina ngeen yokk seen man-man yokk seen pas-pas yokk seen góorgóorlu loo leen góorgóorlu woon nan ko gën a góorgóorlu parce que l'heure est grave waratuñoo nangu toog di seetaan nag ba li nga xam ne moom mooy suñu sànni tàccu yi dara dal leen voilà donc vraiment wa asalaamualeykum wa rahmatullah